Assalamu alaikum, très chers internautes, très chers téléspectateurs, fidèles amis de la diaspora. maa ngi leen di nuyu di leen ziar man la Lotus di seen xarit di leen di indil émission bu bees tàkk les larmes du cœur. tey nag ci suñu numéro 1 ñu ngi am comme thématique l'hygiène corporelle de la femme. ñu wax cee ànd ak ay ndaanaan yu mag di ay consultants yu doy waar dinañu waxtaanee set jigéen ak set ci biir set ci biti. may dalal sama premier consultant madame Thiam. salaamaaleykum suñu mbokku internet yi suñu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar Lotus ci dalal bi ngeen ñu dalal ci les larmes du cœur mu nekk suñu première émission ñu ànd ak suñu consultant madame Thiam bu nekk xam ñu ci domaine bi ñu ciy yëngu donc vraiment mu nekk émission boo xam ne nii comme li nga wax hygiène corporelle de la femme mu nekk émission boo xam ne nii jigéen bu nekk da ci bàyyi xel ni mu nekkee ci jigéen aussi noonu la nekkee ci góor donc ñuy rafetlu vraiment thème bi donc di ci dugal bismillah rahman rahim ñaan yàlla jël ci alhamdulilah rabbil alamin comme son nom l'indique les larmes du cœur mu nekk mot bu frappant ci jigéen ñi donc ñu delluwaat leen kàddu gi di xaar si kanam. d'accord ma dalal sama deuxième consultant bi muy monsieur Lo Assane. waaw di kontaan Lotus di wax que ne émission bi egsi na ci heure parce que lu ñu soxal la et le nom l'indique parce que quand tu dis les larmes du cœur ça veut dire que ci xol la et je pense que solution dinañ ko lijjanti pour avoir la joie par rapport ak les larmes merci beaucoup. madame Thiam lan mooy hygiène corporelle ci jigéen. hygiène corporelle ci jigéen bëri na bëriwul yomb na yombul ci biir la ci bitti la li ngay gis ci biir moom nga war a gis ci bitti li ngay gis ci bitti moom nga war a gis ci biir jigéen dafa ànd ak set ak sell donc bu ñu ñëwee ne set ak sell lu muy joxe ci biir kër gi lu bari la lu yomb la te jafewul waaye nag lu ma jaaxal mooy suñu mbokku góor ñi lu ñu set dañuy xeeb man sëñ loolu ma jaaxal. mais Assane Lo yow li sa définition ci. waaw xam nga quand tu parles de set rek. dafa bokk sax ci jaamu yàlla. parce que lu setul du sell. parce que moi d'habitude en fait damay wax ne nit nu mu mënti mel set mooy base. mais nag dañoo yaakaar ne dañ koo sopp ci ay yére mais ci nit la gën a jekkee. c'est plus profond. jigéen nag moom comme thème bi dafa am solo parce que da nga ne jigéen ak set ci jigéen mooy set ci biir set ci biti c'est important parce que man en tant que góor je dis pas que góor ñi ñoo gën a set jigéen ñi je dis pas que jigéen ñi gën a set góor ñi mais dafa am problème bu ci nekk boo xamante ni madame Thiam. oui monsieur Lo. man damay soxla. jigéen gën a set góor. daf ci am solo. surtout nag set biir. mais foofu laay waxee li tax mu am solo mooy gis nga jigéen. comme ni ñu koy tuddee rek da di magasin boo xamante ni li muy ëmb bari. ndax li may faral di wax rek ñun góor ñi ñun li ñu mën mooy gérer. li ci des jigéen ñee ko gérer parce que gérance su jigéen mooy exemple même di nga gis góor dina génn tilim nit di ko xas di ko wax lu nekk jabaat jala pour man kon donc set dafa jekk ci yéen trop gën ci ñun tamit comme li nga wax monsieur Lo donc nga ne góor bu génnee tilim ñu ne jabaat jala mais tamit yéen tamit war ngeen a xam ne tamit jabar bu génnee tilim tamit jëkkër jala comment ça parce que yéen tamit da ngeen bëgg chaque jour ngeen bëgg am victoire jigéen ñi nekk ci suuf lu tis madame Thiam fi nga jàpp moom neex na toog mais madame Thiam waaw man dama faral di dégg mag yi naan setu ginaar surtout maa nag ci ñun ñi jigéen parce que tout le temps da ngay gis jigéen
mën nga génn xam nga sansé tu vois te alors que sa intérieur parce que set aussi dafa bëri. waaw set moom dafa bëri ay façon surtout intérieur u jigéen. surtout parce que jigéen. bu na tëll rek war na benn xet bu muy àndal. surtout war na am benn odeur bu muy dégager. salle de bain sax bu ci duggee ba génn sax jëkkëram warut a xam ne fi dugg na parce que normalement dañoo naan jigéen bu tuuree ndox sax dafa war a xeeñ neex. dafa war a xeeñ neex. d'accord kon très rapidement may ñaan waa régie pour ñu dugal benn élément. kon ñoo ko déggandoo Youssou Ndour di artiste bu mag boobu woy na ko muy set set nag sopp nañ ko ci fépp madame Thiam te madame Thiam yan façon hygiène moo am. xam nga hygiène xam dafa bëri façon. hygiène du moyen. du xaalis muy bëgg-bëgg la. ndox ak saabu dañ ko fay fekk. suñu maam yi di ko utiliser. ñuy wax naan savon xanaa léegi la jamono dox ba ñu dugg ci savon bu am xet bu neex waaye bu njëkk ba savon ordinaire lañ daan utiliser. raxas suñu ànd jaay ba set wecc day neex. mais ci biir set hygiène bucco-dentaire da cee bokk mooy maanaam. bi ko gémmiñ buy xëy. loolu dëgg la mais. loolu boobu am na. loo gis lu nekk suñu maam yi dañ fay nekkoon ak seen cosaan bi ko def. nen boo koy raxas sa gémmiñ. sa gémmiñ bu xëy jarul dem jënd yëfi tubaab yi. on est des africains kon lépp loo xam ne dañ koy def suñu plateau africain lañ koy def. mais madame Thiam xanaa yow da ngay sang nit ñi wala boog man comprendre ma en fait si dama bëgg comprendre madame Thiam parce que bu fekkee loolu dafa am rek yow madame Thiam kon il faut nga boole ci kon góor ñi wala yow jigéen ñi rek ngay sang yow. non da ngay sang sa borom kër fekk ko ci douche bi bomb ko ba mu set. mais nu. waaw. carbonate bi waaw sang sa borom kër ba mu set carbonate bi seeru nem seeru. mais maa ngi dégg sax ñu ngi ne sax sangondo ak sa borom kër sax dafa baax. maa ngi koy dégg. lépp loo xam ne day liggéey jigéen ak borom këram dañ yàlla dala ci defal tuyaaba ba ngay pare. loolu nag neex na. waaw loolu neex na mais non man xam nga dans tout ça c'est-à-dire que man dama jàppee ne ay discours la quoi pour man. parce que jigéen ñi lenn rek mooy seen défaut. mën nañu préparer combat. mën nañu léewtoo. mën nañu menacer signature du contrat. mais arène ba ci boppam lu ñu tële. man sax non si dégg nga ma kay. non madame Thiam non attends loolu foofu dama lay coupé. mais maanaam explique vas-y dama lay coupé mais imagine toi ñun ñu tëgg suñu combat mel nañ war a mel sañ sa def ba mu rafet nga tëdd ci lal bi na toog fi nga toog. non man dama jàppee ne madame Thiam xam nga man loolu laa jàppee lotus c'est-à-dire que nañ ko waxtaanee au Sénégal bëri bi ngeen am yéen xale yu jigéen ñi. parce que damay gis léegi. góor ñu bari soo gisee ñuy dem ba maanaam yorom bàyyeeku seen yaram bi simmeeku ci famille la dangay gis femme boo xamante ni muy xëyee toggee ko yendoo ko guddi bu jotee bu xëppoo ndox noonu lay tëddee c'est-à-dire que y a problème. madame Thiam. non y a problème. xam nga ñu dugg kon ci hygiène boo xam ni c'est intime. mais c'est ça mooy hygiène bu intime. mais Lotis d'accord naa ak yow mais sëñ loo tey. du jël mbir mi lépp teg ko ci jigéen day wàcc fekk soxnaam defar ba mu set mais moom intérieurement est-ce que dina nangu moom propriétaire. non ça dépend non ça dépend man bañu ma ko de parce que aussi c'est les deux parce que yow mënoo set man ma tilim amul sens c'est-à-dire que li olof di wax rek des fois mën a fóot am na solo trop mais xam fa nga koy weer moo gën a am solo parce que loo fóot boo xamul fa nga koy weer day tilimaan kon donc da ngay set damay set mais li may wax mooy man li nga xamante ni du mënta ñàkk parce que aussi nañu waxtaan quoi wax dëgg. wax dëgg mooy. sunu xale yu jigéen ñi forox nañu salte nañu bari na ci ñu ci tilim non xam nga am na ci ñoo xamante ni seen set ci xew nga koy xamee. bu ñuy dem xew la ñuy defaru mais seen kër yi maar dëgg daal góor ñu bari tey boo gisee ñu mel ni lu yoom yàlla baal. non mais si. est-ce que xam nga ne jigéen ju tilim day yombloo jëkkëram. non déedéet d'accord. d'accord mais man soo ma bàyyee man ma toj ko. parce que jigéen bu tilim amatul fenn. moo xasaw am na. mais si waaw mais non ça dépend. mais madame Thiam. waaw madame Thiam nag dinaa xaw a rejoindre tuuti sama frère. mais c'est ça non madame Thiam parfois ngay gis jéeg buy sëy xew ba xew rek ngay defar. wallaahi. wala ngay xaar gan. non loolu moom monde boobu moom. mais man je me dis que tu vois avant que ngay rafet pour waa mbedd bi
rafetal sa biir kër pour sa borom kër. merci le tout mais loolu moo koy dogguma la lu gis man j'ai un ami boo xamante ni ah c'est rien c'est-à-dire que sëy na ak jabaram pendant 2 3 4 ans 5e année presque je pense que ci les soo xam ne jabaram dafa rafet nee ma lu tax parce que tu t'imagines non tu t'imagines exemple yow saa yoo wàccee ñëw kër gi day fiicu ngemb sorto yooyu lay sol ci kër gi. moom bu su ko xam ba benn jour mu teel a wàcc ñëw këram toog ndaw si demoon xew mais bi mu ñëwee mais dafa gis na jabar ji elle est belle te par rapport ak kër gi madame Thiam loolu lañ ko wax. mais kon madame Thiam d'accord naa boo monsieur Lo du ma d'accord sax à 100% parce que man du ma nangu tamit ñëw ci plateau bi góor ñi du ñu dominer du ma ko nangu parce que je me dis que fii ñu toll nii. non góor ñi nag moom tey mënuñoo tey dominer nag moom ndax xeetu baax yi ñu andi yi nga xam ni dëgg fa yàlla xam nga ñun jigéen ñoo koy def mais kon góor kon mënuñoo wax a mën a dominer. non xam nga tey xam nga parce que yii aussi c'est très important. da ciy baax laa bëggoon a dugg ak yow. kon liy njëriñu tey set tey ci néegu sëy. xam nga buñ na surtout néegu sëy. parce qu'on parle pas de tout mais néegu sëy. xam nga tey buñ na set ci néegu sëy. man sama dis que balaa sa jëkkër di ñëw. nga wóor na la sa jëkkër mi ngi ñëw. war dugg ci biir kër gi. bu ubbee buntu bi rek war na am lu ko frappé. ci biir kër gi par rapport ak ambiance ba mu jógee ak ambiance bu ñu fekk biir këram. xet bi war na neex. li koy accueillir ci kanam moom war na ko xool rek bëgg balaa dara xew. bu duggee ci néeg bi war na fekk nga lal sa drap bu weex tàll. sànni sa fer fii sànni sa nuisette fii sànni sa leneen fii mais léegi aussi moom bu duggee dina am beneen esprit boo xam ne mooy dox ci moom. mais est-ce que loolu dina continuer. si sëy ba neex na. warul continuer amul. da nga jigéen kër ndey indi ko si kër baay sëy chaque jour ba neex la. waaw non loolu d'accord naa parce que loolu moo ñu fi indi li tax sëy bànneex la mooy c'est-à-dire que suñu borom daf ñuy wàcc pour ñu jaamu ko certes loolu ci la bokk mais su ma lay wax ne la est-ce que dina continuer mooy suñu xale yi jigéen ñi nga xam ni tooy maanaam du ma ne dañoo tooy ni amatuñu est-ce que dinañ ko continuer. mais sëñ Lo man des fois damay gis yenn jigéen ñi dama poser des questions na ma non man su ma tegee fer sama kaw lan sama jëkkër naa ma dindil parce que suñu doom yi ñoo tax mais topp doom yi aussi ba doo bëggal sa bopp aussi loolu noo ko gisee. mais jigéen ñi aussi ñu ngi jooy loolu ci biir kër yi. dëgg la. waaw loolu waaw d'accord naa ci loolu am na moom mais nag quand même day fekk aussi tamit que xam nga des fois ñun góor ñi. waykat sax dañ koy way ay xale la noo ay truc la non dafa am loo xam ne c'est entre man ak yow. si la communication day jàll. même quand tu parles pas c'est des gestes damay comprendre et ça va le faire. ah non émission bi moom je vois que neex na ba pare parce que yow madame Thiam tey mayoo ko dara te Assane mii moom ni mu taxawee tam gis naa ni mayu la dara mais madame Thiam luy conséquence su ñàkk set. non ñàkk set moom conséquence am bari na parce que tamit jigéen ak set dañu ànd. te boo setul sa jigéen sa jëkkër ni mu la war a approcher du mu la approcher parce que jigéen dafa am ay ruq am ay ruq-ruqaat te góor ñi dañ koy bëgg xam nga des fois da ngay bëgg wàcc kot sa jabar lonku ko foog nga set boo setul lonkaay boobu du neex mais ñun ni ñuy setee mu ñuy lonk muy neex moom ku góor ko aussi noonu la war a setee ba ñun buñ ko fekkee mu toog buñ ko lonkee mu neex waaye wàcce sa ñàkk ñoo toog ci canapé bi rek. mais communication des couples aussi war na mën a am. parce que man ci sama xalaat tey dama naan waaw tey sama jëkkër tey su ma ko gisee xam nga peut-être que ni mu war a mel gisuma ko ci moom ah mais ma jëm ko defar ba xam. mais Assane. non xam nga non xam nga madame Thiam ba tey du ma nangoo comprendre parce que moom. mais góor je sais non dañ koy defar. non mais c'est ça le problème c'est-à-dire que man dañ koy defar man en tant que góor mënuma wàcc man sama liggéey. ñëw sama jabar fekk ko mu toog. ma di ko yenn di ko dugal ci ay di ko tàggat di ko sang non mais moom mën na ko ci man. waaw parce que li may faral di wax souvent nee naa la commandant Kumba moo ko mën. commandant mi nga gis. Kumba ko mën. parce que commandant lu mu commandé ci àll ba. bu ñëwee ci kër gi Kumba commandé ko. mais conséquences yi man laa bëgg a xam. conséquences yi lan la mën a yàq gis nga lan la mën a li mu mën a yàq. lan la mën a yàq daal lan tilim. waaw li mu mën a yàq ba. tilim moom li mu mën a yàq bari na waaye tamit tilimu jigéen am na mais tilimu góor am na. mais jigéen bi gën a sa ba wàcc bala nga ñëw sa biir. ban moo ci gën a métti. bu jigéen bi moo gën a métti. ah déedéet si nga xam d'accord ma ci déedéet d'accord ma. waaw d'accord ma. yow soo liggéeyee sa bureau. wala sa
atelier ba ngay dugg sa biir kër mais raxasul maanaam ñoo xam ni ñu dugg atelier noonu ñuy duggee ci biir kër kon luy say conseil yow léegi non attends avant muy conseiller non attends Lotis may ma loolu avant muy conseiller moom dane sax jigéen daa bari ay ruq-ruqaan góor amul ruq bariwut mais de non dafa naa yaa ko wax jigéen daa bari léegi ruq jigéen yooyu politique jigéen yooyu logé dimbali ñu leen indi ko léegi dafay mu deex waaw léegi yow luy say conseil léegi li may conseil moom en tant que xam nga docteur la moom day faj waaw day faj parce que lii ma gis arsenal am yi waaw lii lépp xeet gi mu defee pour ay góor ñi la moom xëy na am na ci loo xamante ni moom bu ko waxee nit ñi dinañ ci jàpp mën a set madame Thiam di mënuñ ci bopp madame Thiam yow luy say conseil donc man lu may conseiller sama mbokk jigéen ñi mooy bu lépp jàllee nag sëñ Assane moom tey dama lay rejoindre ñu d'accord vraiment waaw léegi moom dinaa la tontu ñu d'accord ndax jigéen dafa war a set sell te set sell du li ma waxoon naa ko waxaat du xaalis maanaam da ngay nekk ndaanaan ci sa biir kër comme ni émission bi nekkee kër ndaanaan ngay nekk ndaanaan ci sa biir kër nekk ndaanaan ci sa biir kër du xaalis du matériel neb bii takk juróom lay jar ca marché ba boo ko jëndee def ko ci sa butéelu Evian teg ko sa salle de bain da nga ciy raxas sa ànd ñaay ba mu set Sénégal nag soo waxee tudd sexe dañ lay dëkkal foo sujet tabou la su tabou la sujet tabou mais nag il faut qu'on en parle rafetal ko nag rafetal moo bi ba ku nekk gis ci sa bopp c'est vrai jàngoro nag boo bëggee mu faju da nga koy wax mais le problème principal mooy xej yi te xej yi nem-nem da koy dindi carbonate da koy dindi xorom poole da koy dindi mais nan nga koy defee nan macha allah dañ koy mélanger da nga koy sotti ci ndox sangoo ko wala non man j'ai pas compris oui tu as raison tu as raison tey nem-nem bi sa jigéen bu nekk war nga am sa butéelu Evian wala sa satala sa biir kër waaw mais suggestion yi nag léegi yii suggestion yi non xam nga yii ay fer la mais lii fan lay dem du ci ndigg bi lii dina dem ci ndigg dañ koo lem dina dem ci ndigg sax dina dem xam nga li may waaw Assane xam nga li doon waxtaan xam nga Assane moom du bëgg a nangu xam nga li jigéen bi mën na ko takk mais ni jigéen bi takkee fer góor ki mi noonu la war a takkee fer ban góor mooy takk fer madame Thiam mais problème yaa ngi démarré nag tantôt tantôt très rapidement non attends c'est-à-dire que non en fait li mu wax nii man en tant que góor bañu ma ko dina jaaxal ñu bari nag xam nga quand tu as ta femme plaisir noo ko mën a joxee rek na ko yëg important takk fer gi am na ci ñoo xam ne ñu ngi lay romb tey di fas kanam ak ñuy romb ñu leen di tóojal ak ñuy mettoog di gañ ñu leen di takkal fer par guddi ñuy ngawat def leen ne c'est-à-dire que loolu waruñu koo bañ parce que man nee naa leen di sol marinière touché plaisir di sol marinière bi ci biir néeg bi di musóor yàgg sa jabar loolu def dagan na di fecc damay way damay fecc damay maanaam yow mii monsieur Tanga ay lu man yow na koy neex rek non non man nay neex madame man non man luy neex madame maa naka kon nay neex xam nga tey nay neex lay doon sax parce que on parle du larme du cœur c'est ça donc larme du cœur boo ko waxee li mu junj dafa bari larme du cœur sax nag de mooy naqar ci xol je pense ma juumul xam nga te ñu bëri koy dund malheureusement mën na bañ a nekk sax jooyu xol mais mën na nekk jooyu bànneex ci biir xol merci xam nga sa jëkkër di la yóbbu 5e étoile mais ban jooy bu nu ko dekk 5e billaahi sa jabar da ngay xam fi madame Thiam yow baa yëg nga ni ku la ñame fii biir Ndakaaru Njaay fi di nga toog non fi ñu toll nag damaa xew yàlla moo ko def dama xew lii ma gis dama xew li monsieur Lo di bañ dama xew da nga xew non man nag non man bañuma lii gisa man ci kër man luy mën a naatal kër dëgg la ba ku jigéen ki ku góor ki yëg ko dëgg la d'accord naa dëgg la ba xam lu may bañ man dong ma di koy doo ko yëg wala yow nga di koy du ma ko yëg mais l'amour doit être quand même partagé c'est ça les actes doivent être partagés les actes doivent être partagés quand même mais tamit góor ñi aussi des fois dañuy yàkkamti ba duñ xam fu seen jabar di amee bànneex wala jigéen yàkkamti ba du xam fu jëkkëram di amee bànneex d'accord madame Thiam mais nga wax ko léegi nga wax ko mais yéen ñu rëy ñii non waaw non attends góor ñi rëy nañu moom dëgg la loolu moom sama mbokk góor ñi daan ko wax waxtaan bi nag rëy ñi ci kaw war a baax émission bi nag neex na mais madame Thiam ma leen di remercier monsieur Lo ce mot de la fin waaw suñu mot de la fin ci émission bi moom loo gis su nekk aussi njàngat la
te comme tu dis bu ñu waxee Kër Ndaanaan ñu wax émission les larmes du cœur mu nekk jooyu xol. man du ma ko tuddee sax jooyu xol man jooyu bànneex laa ko tuddee. parce que li lay neex ci sa xol ba nga jooy. bànneex la. waaye li lay yóbbu ba nga jooy tamit ku jigéen ki moo koy defal boppam. lu mu koy defalee sa bopp mooy set lu ko mën a dindi bari na jigéen warut am xet. xet moom jigéen warul am xet. te tey moom ñetti solution yu yomb lañ leen di wax. loo xam ne nii jarul sax ngeen di woo kër gi Cheikh Madame Thiam fu ngeen dem fekk ko. nen ngeen xooj ko ci seen satala wala ci seen butéelu Evian di ci raxas sa kanam day dindi xet. bu dee xetu pokkutaan la limon ak carbonate nga diw ko ci 5 minutes nga dem sangu. xet jeex na fa. dëgg la tey moom suñu ñett yooyu dañ leen tegal si plateau bi après beneen émission bi ñëw ñu jàll ci yeneen détail nag góor ñi nag bii di ñëw nii. non du yoon. ba doo ko may dara. non du yoon. dama dem Thiam. conseil yi xam nga yow mën nga ko jox. kon mais dama bëgg pour nga tiim àdduna nga tiim waa bi tiim réew waa ñëpp. nga conseillé leen ko. donc suñu nga xam ne suñu mbokk yi nga xam ne dañuy seetaan di ñu suivre ci émission yi ñuy def donc tey recette yi nga xam ne dañ koy joxe pour kenn ku ci nekk mën cee gis sa bopp mën cee gis set ak sell donc nem-nepp lañ indi woon tey ak citron ak bicarbonate parce que dañuy bëgg chaque jour buñ dem daanaan ci kër duñu jiital côté xale ñuy teg produit boo xam ne ni dafay être si loxo ku nekk da cay jot ku am da cay jot ku amul da cay jot et partout dans le monde entier foo dem fekk ko fa. donc nem-nepp moom ngay xooj sa butéel Evian di ci raxas sa kanam non seulement boo ci raxasee sa kanam dana dindi xet bi mais dana la may beneen appétit boo xam ne nii tarkalla lay doon donc citron bi ak bicarbonate bi moom ngay def nag ci partie yu xóotaat yi ndax jigéen dafa am ay ruq donc citron bi ak bicarbonate bi moom mooy dindi xet yooyu fekk ko fa mu nekk dindi ko ba mu set parce que nijaay moom wax dëgg nag day bëgg nag fépp fu muy sëgg moom muy xëy neex parce que da ciy am solo parce que kër nag lal balaa neex am sëgg. loolu am na sëgg amul lal bu neex. loolu am na solo trop. benn bi ci des fi ñuy teg mooy dañuy teg suñu baaraam foofu ba beneen émission. incha allah dellusiwaat ci beneen point. mais monsieur Lo ce mot de la fin. non mën na la. non di bëgg parce que lii yëpp ay jàngale la. dëgg la parce que aussi luñ ci mën ci wax it ak luñ ci mën waxul it kër yaa ngi tojam y a problème. les larmes du cœur. ok moo tax nag lii am solo damay kontaan trop ci émission bi lotissant di kontaan aussi ci madame Thiam parce que li mu defal nii jigéen ñi dafa am solo man aussi di wax góor ñi rek ne leen aussi tamit ni jigéen ñi war a setee de grâce gars yi yéen tamit def leen ko parce que aussi compétition la mais compétition set la lu muy gën a set muy gën a neex ci kër gi madame Thiam nag défi nga leen lancé man maa ngi fi ñu ngi koy defante ak man di ma ko sabañ may bañ émission yaa ngi ñëw nag yu baree bari maak yéen mais jàppee leen ne non du yomb ci moom du yomb ci moom mais gars yi bu leen ma may wala bu leen ko may moom lu ma amee quoi franchement. et que di wax ne dama lay cukk tuuti du ma la dog te yàlla bu la yàlla dog. amiin bii di ñëw. l'or de la maison. l'or. dégg nga l'or de la maison. dégg nga ñoom ma rappé ku nekk rappé nga lépp. l'or de la maison ma ne monsieur Lo du yomb. dégg nga dañuy teg suñu baaraam fii ba beneen numéro. xam nga nag bu ñu indee l'or de la maison. ñaar ñun góor ñi gars yi conseillé ma man loolu laa war a indi. yéen ngeen andi ko jamono de la maison. waaw loolu di ci kontaan di wax na aussi ñu ngi remercier Lotis merci beaucoup. merci à vous. Kër Ndaanaan TV aussi la chaîne de l'élégance aussi. la chaîne de l'élégance ñu ngi ciy remercier lu bare bari di wax ne leen li am na solo trop. di remercier aussi suñu hôtel bu ñaaw bi bu jekk bi di Iline hôtel nga xamante ni suñu hôtel la seen hôtel la sama hôtel la. donc ñun ñoo ko moom c'est pour nous tous. am na lépp et puis guys waaw ñun ak ñoom la. waaw merci beaucoup. rafet na neex na à la prochaine inchallah. c'était votre émission les larmes du cœur. li duuf ci nag bi xaju ci cin bi donc du ma def lu dul di remercier sama ay consultants monsieur sama ñaari xulluwaale yi sama waa équipe technique les internautes les téléspectateurs di leen dig daje la semaine prochaine ici à Kër Ndaanaan TV.